asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur Ndiayane TV rawatina seen réseau Ndiayane TV tey ñu ngi dal ak monsieur Khalifa Anne ñu gën koo xam ci Moussa Anne nekk candidat politique maire de la commune de Thiénaba. Moussa Anne ginnaaw bu ñu la nuyoo tatagal la sargal la loolu sa wàccuwaay dañ lay jox kàddu nga nuyoo mbokk yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan te def sa présentation. jërëjëf asalaamaaleykum mbokki jaayaan ak tundu jaayaan maa ngi nuyu ñëpp kenn ku ne sa tur ak sa sant di la ci maqaama mu tolloog samas di jaarale nuyoo bi nag ci mboolem kilifa ya fa nekk moo xam kilifa diine la moo xam kilifa aada moo xam kilifa politique maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm yàlla na jàmm yàgg. man maa ngi tudd Khalifa Anne judd 1952 ci Ndindi Anne sama papa moo doon Serigne Bali Anne doon koo xam ne ku yàlla mayoon la boole xam-xam lool macha allah mu dugal ma nag ci école bi ñuy wax école Bangaaj foofu laa defee école primaire admis fa en 36e ak certificat dem lycée Malick Sy am fa baccalauréat bi ñuy wax série D mooy léegi S2 mention assez bien man ak professeur Serigne Diop ñoo bokk benn classe terminale bi ñu admee noo yamadoo mention mais comme boobu moom moo ñu jiite woon ci mouvement scolaire bu ñuy organiser ay grève ñu doon régime Senghor di ko xeex moo taxoon moom ñu orienté ko droit ñun ñu bàyyi ñu continuer fi nga xam ne fi la ñu war a nekk mooy faculté des sciences ba demee faculté des sciences ñu ngi ma orienté woon département maths physique donc man maths physique laa def bi ma demee ba bi ñu jeexalee deuxième année war a commencer troisième année ci la ñu grève bi ñu grévé nag ñëpp ñoo xam ni dañoo bokkoon ci dirigeants yi ñu suspendre nu 5 ans mais comme bi ma admee bac war a dem fac science damaa defoon en même temps entrée à l'école normale supérieure te booy def entrée à l'école normale supérieure mooy da nga war a jàngale ji dañ ñu signé la woon li ñuy wax engagement triquinquennal mooy da ngay signé ni boo génnee di nga jàngale lu néew fukki at ak juróom mooy engagement triquinquennal bi ma ko signé nag dem bi ñu nu suspendre 5 ans kon état bi moo dagg contrat ba man dagguma ko ci la ñu ma jëlee nag affecté ma au CEM de Vélingara man ñu ma ubbi CEM Vélingara lii may wax c'est en octobre 78 fekk booba ñi ngi préparé élection présidentielle diggante Ablaye Wade ak Léopold Sédar Senghor loolu mooy fi ma jaar ci cursus bi ma demee foofu jàngale fa dellusiwaat Thiès ci lañ ma delluwaat école normale supérieure ma def sama examen professorat génn bi ma génnee jàngale ba en 92 ma def benn concours pour dem ENSUD école normale école nationale supérieure de technologie universitaire de technologie pour war fa def sama carrière ingénieur en génie civil bi ma defee première année ba deuxième année bi ma ñëwee di inscrire deuxième année ñu ne ma jaaral sa ministère parce que am na ne ñu nga fa ñëw bi ma demee au niveau du ministère boobu ku ñuy wax André Sonko mooy ministre bi ma ñëwee mu recevoir ma mun ma waaw yow kat ki nga xam ni mooy ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'État ñu tuddee ko Maguette Diouf doon topp ci Abdou Diouf mi doon président de la République nee na mayetu la yow nga continuer bàyyi njàngale mi di def ingénierat kon nag fukki fan ak juróom la may pour nga delluwaat Thiès jàngale ji mu ni ma waaw xanaa da ngay def politique ma ni ko waaw ban parti nga nekk ma ni ko parti démocratique sénégalais mu ni waaw xam nga dañu la ko nangu la wax waaye dañoo bëgg nga bàyyi PDS ñëw PS moo tax ñu bëgg la chantage loolu boo koy nangu rek ñu lay delloo man leen bu fekkoon ne day laaj bakkante ji di jël sama bakkan waaye dara jëlul ma dem parti socialiste dañ ma delloo Thiès ci laa dellu see Thiès jàngale. macha allah am na solo ci présentation bi ginnaaw loolu nga xam ne jaar nga ci
ci sa wàllu étude. bi nga ci génnee lan nga choisir comme métier. li ma choisir comme métier mooy li ma waxoon rek jàngale. parce que dinaa la bi ma amee bac dama def entrée à l'école normale supérieure parce que samay waajur dañu màggatoon mënuma def yenn carrière yu guddi yi il fallait ma liggéey pour jàppale leen. moo tax bi may def bac ma defaale en même temps entrée à l'école normale supérieure da ngay admis bac ba pare def concours boobu. bi ñu ko defee 23 personnes lañ ci jëloon yàlla ci xarañam boole ma ci loolu la woon. léegi nag mbirum politique moom 73 laa jëkk a lire benn livre Abdoulaye Wade bu ñuy wax un destin pour l'Afrique. ñoo ko lire ma ni kii de xaw ma ko waaye kii de lii mu bind ci livre bii bu ko Afrique defee dina baax façon nit yi de bëgg naa leen ci laa bëggoon Abdoulaye Wade te musuma ko gis. boobu créé gu ñu parti démocratique sénégalais. alors yàlla def wax naa leen ci départ bi ni Serigne Diop noo bokkoon classe 74 ñu créé parti bi yàlla def Serigne Diop bokk ci ma bokk ci. moo tax au congrès de 76 bu parti bi ñu doon def ca Kaolack yàlla def na man ci xale yi ne woon UJT rek la mooy Union des jeunesses travaillistes moo doon xale yi nga xam ne ñooy yoroon parti bi man bokkoon naa ci congrès bi amoon Kaolack en 76. yàlla def ma ne ci parti bi en 1993 man mii lañ jëloon ci liste départementale député yi PDS ci Thiès ci laa jëkk a wëree département Thiès lii 1993 alors boobu ba nëgë ni 74 ba nëgë ni musuma génn parti bi Thiénaba laa doon milité ba 2000 Idriss Seck ñëw ni ma dama bëgg nga ñëw fii bàyyi Thiès bàyyi Thiénaba ñëw fii jàppaleel ma fii ci Thiès sama waa kër ndax këram a ngi nii kër magam bu jigéen a ngi nii mu ànd ak ñoom indi leen fii dama bëgg nga bàyyi fa li ma ne ko nag mënumaa bàyyi parce que foofu dañu ma fa jiital il faut ña ma jiital ma waxtaan ak ñoom bu ñu ma d'accordé bàyyi fa la alhamdulilah bu ñu ma d'accordul bàyyi nag ma toog fa mu ni ma nanga ma leen indil ma dajale responsable yëpp indi leen fii ci kanam Idrissa mu ni leen man moom mu ni moom Idrissa moo sës ci Abdoulaye Wade te daf ma wóolu te wu gëm na ni bu ma nekkee ci wetam li ko Abdoulaye Wade jox dina ma am lu ma ci jox kon sama nekk fii du yàq foofa dara léegi nañ ko dimbali ma ñëw ci wetam te man ma seet ku ma doy ci parti bi ma bàyyi ko foofa ci loolu laa tànne Talla Seck ni ko yow comme yow sama xarit ba tudd na laa doom ñëwal defagoo politique mais ñëwal nga jël fii ma newoon lii moo indi woon Talla Seck foofu bañ demee nag ba Abdoulaye Wade jàppanteeg Idrissa nag ba Idrissa quitté nag ma xam ni Idrissa diggante boobu yëpp ñeenti at yooyu gisuma lenn lu ma defal ma ni nag xaal li may def daal mooy naa dellu fa ma dëkk ci samay mbokk lu may am ma bokk ak samay bokk lu may ñàkk ma ñàkk ma ak samay bokk loolu moo tax ma dellu si woon bi ma dellu see nag boobu ba nëga ni maa jiite woon PDS maa jiite PDS itam d'ailleurs 2009 liste bi Abdou ñi ngi jàllee ba nekk PCR man mii maa ko jiite Abdou ñi ngi nekk ca Mbacké Diagne nekk ca Talla Diagne nekk ca ak ñeneen man mii maa ko jiite loi bii am ren jii nga xam ne ku jiite liste yow yaay nekk maire bu liste ba jàllee bu fekkonte ni 2009 loi boobu moo am kon Abdou ñi ngi du nekk PCR man mii maa doon nekk PCR yàlla def na nag parti bi fi ñu ci war a yegg naa ci ba juróom-benn fukki nit yi nga xam ni moom la ñuy wax secrétariat national ci laa bokk ñaar fukki nit ak ñett yi nga xam ne moom la ñuy wax comité directeur ci laa bokk département Thiès bi ñetti nit ñooy coordonné élection yi man mii Pape Moussa Diop Alassane Ndoye waaw du ñu wax lenn ci département Thiès te du ñett ñi ñoo toog kon parti bi fa ma ci war a yegg naa fa léegi nag moo tax lii bi mu amee ma ni dina jaadu ma dagaan baatu askan wi ndax li tax ma di ko dagaan politiquement am naa maturité bi te aussi administrativement aussi dinaa bu duggee ci biir dinaa leen leeral ni li ma ci man ñeneen ñi koy dagaan bugg ñoom ñëpp amu ci kenn ku ko man waaw ginnaaw jaar-jaar yooyu nga nekk yëpp nga xam ni ku la xam ci politique wala mu dëkk ak yow xam na ni jaar-jaar yi bari na yaatu na mais dañuy jublu ay élection comme ni nga présenté sa parcours. rawatina ci biir PDS. mel ni kon yow yaay nekk candidat au PDS fële ci commune. ci commune bu Thiénaba. nga xam ni commune bi tey ni mu composé woo ci ay candidats bari nañu. ndax jàpp naa ni mat nañ juróom-ñeent. juróom-ñeent yooyu yëpp nag xëy na li ma jàpp moo tax mu am mooy xëy na gis-gis yi ñoo bokkul. mais
jàpp naa ne bu fekkoon ne waxtaan am na mën naa am mu bañ a toll noonu. mais balaa ñuy àgg ci ñàkk gis-gis ñoom. seen taxawaay ba xëy na nekkul ñaar wala ñett wala ñeent. est-ce que li waroon a am dafa amul wala taxawaay bi commune bi doon laaj dafa amul ba tax ñi jóg di laaj commune bi bari waaw wala déet. waaw ci laaj bi dinaa ko xaaj ñaari laaj. d'abord benn bi mooy ndax danoo waxtaanul woon ba mën a am benn candidat bi ci doon it lu tax candidat yi bari ma di la biral ni am nañu ñeenti weer yoo xam ni noo ngi def ay réunion fii ci Thiès di jëlub hôtel di fa fay ay añ mbooleem ñi nga dégg ñuy candidat ñépp ku ci dul maire bi daan nga ko fekke ku ci dul maire bi ak Serigne Gueye daan nga ko fekke léegi nag bi ñuy waxtaan di bind fu ñu jëm ñuy bind ba réunion bi nu mujjee réunion nga xam ne dañ ni nag sunu réunion bii di ñëw date sàngam la bu ñu ñëwee nag ci la ñuy wax nag ku war a nekk maire naka lay mel loolu la ñuy wax les critères de choix du maire bañ ne dañoo bëgg nag képp koo xam ne kii bu war a nekk maire nu muy mel date ci réunion boobu lañ koy def ñu ne d'accord ba ñu jël date ba ñeenti fan lañ ca teg ma dégg ñu ne diw créé na lii diw sos na lii diw ses na lii diw ma ne kon de sunu takk fuset na comme sunu takk fuset na nag naa toog leen déglu ba xam fu ñu bëgg a jublu ci laa jekk ba yàgg ma dégg ñi nga xam ni buñ daan réunion ñooy bind mbaa ñoo ci ëppoon i wax ma am fu ma leen dégg lu wuuteeg lan décidé woon waaye man comme li ma la wax dafa am parti bi ma bokk may déglu sama parti rek ba sama parti demee nag ba ne ñun dañuy coaliser suñu coalition ñii ñoo ci bokk daal di may wax ñi nga xam ni ñoo nekk foofu ci suñu zone ma convoqué leen maa leen convoqué yéen kat boole nañ ñu ca kaw kon nag ci suuf li nu mën a def bu ñu defee li ñuy wax centralisme démocratique mënuñu lu may li parti bi wax ci kaw nu def ko ci la PDS ñëwee ànd jëf bu Mamadou Diop Decroix ak bokk gis-gis bu Pape Diop ñun ñett ñi noo bokkoon coalition bi la grande coalition wàllu Sénégal nu commencé di liggéey ba former suñu comité électoral ci kër Mbacke Diagne ca Thiénaba doom bu ñuy wax Mohamed Diagne moom moo fa toogaloon bokk gis-gis Ngouda Gueye toogal fa ànd jëf man mi ak ku ñuy wax Góore Ndiaye nu toogal fa PDS ban ko formé ba pare man leen waaw léegi nag comme formé nañu comité électoral bii nag léegi moom mooy tànn kii wala ñi war a nekk ñi bëgg a nekk maire Góore Ndiaye yëkkati loxoom ma yëkkati sama loxo Ngouda yëkkati loxoom Mohamed Diagne yëkkati nuy ñeenti candidat ñun nañu waxtaan suñu biir ñuy waxtaan jubawuñu bañ jubawul ma génne taxi yi ne naa taxi yi de lii la wax bu fekkee jubawuñu ci ne diw la ak ñi bëgg lu ñu mën di toll dañuy def seen liste ci procès verbal bi yónnee ko direction parti bi bu boobaa nag ku direction parti bi jël ñëpp ànd ci ñu ne d'accord ñu def loolu keroog bi ñu ko defee bi résultat bi dellusee ñu ni man mi la keroog ba ndege laa leen mujj a gisaatuma leen non seulement gisuma leen mais néew ñi ma bàyyi na dégguma li may daal dégg ni kii a ngi ci biir liste kii a ngi ci biir liste kii a ngi ci biir liste waaw waaye la doon sama yéene di suñu yéen ñun ñëpp mooy nu am benn candidat képp jàkkaarloog maire bi donc la ko tee am moom laa leen expliqué léegi nag lu tax candidature yu bari ok foofu nag la ñu war a teg baaraam benn dañoo gis ni mairie bu tal ni bu Thiénaba nga xam ni fi mu ne mu ngi ci juróom fukki at ndax 72 ak léegi juróom fukki at la donc mooy collectivité locale bi mag ci Sénégal nga xam ni kooku moo war a nekk ndeyu collectivité locale yi kooku moo war a nekk royukaayu communauté collectivité locale yi ñu gis ni koo xam ni kii jàngul dara xamul A xamul B xamul alif xamul baa ñu jox ko gars yi ni kon lii kii yor kat kenn ku ne mën na ko yor looloo tax gars yi kenn ku ne damay dem alors ñii dem ñëpp itam nag ñëwuñu pour gagner déedéet ñenn ñi dañuy présenter aussi maanaam dañuy jaayu si pour beneen yoon ndax xam ne ñi mënuñu ko ndax am na ñoo xam ne fi mu ne
nee ñu candidat lañu boo leen taxawal neen tey jii lan mooy les 9 compétences transférées yi nga xam ne yow boo nekkee maire lan mooy saw sas xamuñu ko moo tax léeg-léeg nga dégg maire bu xamul dara ñëw naan maa fi indi courant bokkul ci compétence transférée courant état ko yor ku laaj maire courant tooñ nga ko kon maire bu ñëw naa maa indi courant xamul aw sasam fu mu tàmbalee xamul fu mu yem nit koo bëgg a joxub tool nag daggal ko sas te xamul fu sasam tàmbalee xamul fu sasam yem saa yi kooku ba mu aw sasam dina booy donc loolu bokk na ci li tax candidat bi ci dolli ko itam wax naa ko ne nit ñi def attention sunu Sénégal gi pour nga nekk fi maire il faut nga xam li ñuy wax géopolitique mooy lan mooy réew mi fi mu toll fan la jëm ak bitim réew ni ñu ko gisee ak waa bitim réew lu ñu fi soxla réew bu ñu demee bañ ne ay mbell dafa feeñ may ressources naturelles zircon am fi pétrole gaz phosphate or ak yeneen réew yëpp soxla fi kon nañu def attention tubaab yi fii lañ teg seen bët te lii fi ne bëgguñu nu jariñoo ko ñoom ñoo ko bëgg a jariñoo moo tax dina am ay woye yoo xam ne dañuy dëkk ci réew mi lonkook ay tubaab ya fayal leen seen campagne pour bu ñu gañee ñu jox leen xaalis bari nag ñu fu ne lu ne ñu def ko ndax dañu yor xaalis bari la ci tubaab yi nangoo def bu ñu gañee ñoom maire yi jël sunu suuf yi tayle ko tubaab yi mbaa ñu jaay ko tubaab yi bari na ci ñoo xam ne ñii ngi woon ci réew mi ñii ngi bitim réew loolu la ñu lonkook ay tubaab ñu jox leen xaalis bari ñu ngi wër di photo woo ko poudre ko pastelu waaye bëgg a jaay réew mi dong ci la ñu nekk loolu mooy li waral sunu candidature yi bari gis nga candidature yi foo dem bari na parce que loo bii ma mujjee tudd groupe bii ma mujjee tudd la ñu bari xamul te am na te man xam naa ci département Thiès bi xam naa ci commune bu ne mën naa ni diw ak diw donc loolu bokk na ci li yokk candidature yi. waaw xam nga candidature yu bari yi. comme yéen ñëpp da ngeen a gisoon ni. xëy na li fi nekk baaxul tegu ci yoon. ngir bëgg koo changé. est-ce que candidature yu bari yi tamit du leen néewal doole. candidature yu bari yi. du néewal doole ñi nga xam ne ñoo nekk ci opposition. mën na néewal doole ñi bokk ci opposition bu fekkee mais néewal doole mu ngi aju ci répartition géographique maanaam ni nañu leen tànne ci biir commune ba parce que bu fekkente ni commune bu mel ni bu Thiénaba fukki fanweeri dëkk ak juróom-ñett 38 ak fukki amoo ak juróom-ñaar nga jël ci benn dëkk képp mu am juróomi candidat nga jël beneen dëkk képp mu am ñaari candidat kon ñaari dëkk yooyu ñoom wàññi ñu seeni chance yi candidat ndax la nekk ca dëkk ba ñoom candidat yi bu ñu leen ko bàyyee bu ñu ko séddoo ñeneen candidat yi dëkkul foofa bu seeni mbokk amee fule ni ñi dëkk Thiénaba ñoom it dañuy wateel seeni bokk bu ko waa Thiénaba dinañ perte ndax juróomi candidat bu ñu séddoo juróom-ñaari bureau defe naa ni kenn ku ne boo moytuwul bureau tuuti ngay am defe naa ni bureau tuuti nag mënta gagné ab commune waaw donc mais bu fekkonte ni nañu tasale candidats yi dañ ko def de telle sorte que fu nekk la am kon xëy na avantage maire bi lay nekk waaye nag bu leen fàtte ne maire bi it mooy dañ ko agressé ci biir këram ndax dafa dal ci kaw njabootam dal boo xam du dëgg du yoon ndax di jaay doole ba ñu won ko ginnaaw moo tax fi mu nekk moom bu amee koo xam ne kii am moom la ñu menacé moom mooy maire bi. dafa am benn laaj bu ndaw rek bu may dugal foofu. mooy damay faral di dégg lu bari. ñu ni maire sangam jàngul maire sangam est-ce que texte yi préparul loon. très bien nga xam ne jox nañ la. lu toll ni maire de la ville. nga war a mën a maîtriser lépp loo xamante ni mooy li nga wax sànq. domaine de compétence yi. te nekkul ci sa bopp. est-ce que texte yi moom dafa préparul woon loolu wala. jërëjëf affaire politique politicienne moo jërëjëf texte yi boo demee ci livre bi ñuy wax code des collectivités nga xam ne bépp loi boo xam ne bi mooy tënk collectivités locales yi. boo demee ci code boobu ñaari article la nga fa article 92 ak 95 bis xam nga lu ñuy wax dañuy le maire et ses adjoints sont choisis parmi les conseillers élus sachant lire et écrire dans la langue officielle mooy maire bi ak ñi topp ci maire bi dañ leen di tànn ci conseillers yi jàll ba pare te mën a lire mën a bind ci langue officielle nag bu ko Sénégal waxee mooy benn rek la mooy français du leneen kon maire bu mënta bind ci français jàngoo français waroo nekk maire
moo tax bi sunu maire bii jàllee man mii bokkoon naa ci ñi defoon plainte yóbbu ko tribunal jël huissier maître Seynabou Diaw Guèye mu dem yónni fa clercam pour mu interroger ko bi mu ko interroger da ko ni duma la tontu alors que ci texte huissier bu la huissier ñëw di la laaj lu mel nii boo bañee tontu nee ñu bañ a tontu gi mook ñàkk a man li ñu seet ci yow ñooyam donc ñu defal ma ni mënu ko ndax dafa bañ a tontu te loolu la texte bi wax ma boole plainte boobu ak rapport d'huissier bi jël avocat fay ci 250 000 ñu dugal ko maa ngi dossier ba nëga ni procureur wootewul mbaa ñu tas ko kon man la ma ci woon def naa ko léegi nag la taxoon loolu defuñu ko xam naa ko parce que dañoo tënkoon justice bi ba procureur yi Macky Sall moo leen tënkoon ba ñëwewu ñoo def loolu léegi nag yàlla def na magistrat yi ñi ngi xëccu ba am bëgg am seen indépendance bu yàlla defee la amoon amaat dina am lu wuuteeg la amoon xaw ma ndax dégg nga li ma wax. dégg naa ko bu baax. jaajëf bu ko defee loolu kii la woon rek. parenthèse waaw comme yooyu yëpp nag jaar na fi. dafay am kon lu ko gën a wóor. mooy préparé wu ci maanaam programme boo xam ni. programme yoo xam ne ni bu ko askan wi liiree. jàngat ko. dina leen mën a doy. waaw ba ñu choisir sa candidat. waaw léegi loolu yan programme la. merci beaucoup programme bi ma jëkk a def waxtaan naa ko ak yenn xale waxtaan naa ko ak association Jaayaan bi dama leen ñaari at ci ginnaaw dama waxtaan ak sama xaritu espagnol ba ni leen dama bëgg Ndindi côté ba li ñuy wax Gor moom xam ngeen ko yéen ñi dëkk Jaayaan dafa am 400 hectares yoo xam ne maire bi da ko nattoon mook sama chef de village bëgg koo jaay baarataal à 200 millions ma teg ci tànk sottiwul ma woo sama xaritu espagnol boo xam ne bii boo demee Espagne ñetti nit ñoo ko fa ëpp xaalis moom mooy 4e fortune d'Espagne daa am ay bien fii am fi ay usine ak lu nekk ma ni ko damaa bëgg comme fii am na 400 hectares yoo xam ne délimité nañ ko ba pare bëggoon koo jaay fan d'accord ma ci jaay suuf dama bëgg nga ñëw fi léegi ñu waxtaan nga di fi bay di fay mais dañ la koy louer ngay fay xale yi tund wi di ci liggéey ñu seet nu ñu développer affaire boobu ñu toog waxtaan ba ñu def vraiment benn plan d'action boo xam ne bii wutal ko nomenclature ba nga xam ni dafay demee noo xam ne nii mu ni ma nangu na louer par contrat 5 ans at mu jot benn hectare bu ne dina ko louer 1 million kon 400 hectares yi location annuelle am 400 millions la nee na bu ñu demee ba war a bu ñuy jël xale yi tund wi lay jël ba pare bu fekkee am na métier boo xam ne bii nag war na koo liggéeylu lu mu war liggéeylu te métier booba xale yi amuñ ci googu xarala mu ni ma bu boobaa dinaa tànn ci xale yi yóbbu leen Espagne former leen ñu dellu si liggéeyal ma loolu li ma fi jëlee nag dama ko yóbbu Espagne ma ni ko déet d'accord ma ci loolu man damaa bëgg li nga fiy liggéeyee am ci loo yóbbu Espagne am ci loo xam ne aussi dañ koy traité fii ndax man plus-value laa bëgg ci lii ndax bay yóbbu baax na mais am na lu ko gën bay ba pare liggéeyee ko fii ndax boo fi bayee di ci defar fi ay usines yoo xam ne ay jus dañ ciy defar liggéey nag yeneen usines yooyee ñu dëkk ci tund wi dañ ciy liggéey te boo jëlee yóbbu rek duñ ci liggéey mu ni ma d'accord kon léegi bu mayee premier choix bi dama ko yóbbu mais li des dama koy traité fii mu ni ma bu ñu demee ba war di mbay mi war a ñor ba ñuy récolter nee na foofa lu néew dinaa jël junniy nit par bis te junniy nit yi may jël ñooñu par bis kenn ku ne 3500 laa lay fay te amul kenn koo xam ni boo xëyee boo wàccee doo yóbbaale si ki ndax jeton bi ñu lay jox boo wàccee moom ngay joxe émargé ñu jox la sa 3500 nga dem. ma ni ko nag dafa des fii dañuy zone boo xam ni li fi manqué dafa bari amul ndox amuñu courant amuñu yoon mun ma yoon bu ko wax man mii bay bëgg a am fu ma écouler sama marchandise sama production fu ma koy yoonu ma koy kii taw ma yéen la jaaxal waaye man loolu jaaxal ma kooku sama problème de bopp la. beneen bi mu ni ma bu fekkente ni samp naa fii ñi may liggéeyloo wax dëgg yàlla mënoo liggéeyloo ko feebar mënoo liggéeyloo ko wéradi kon war ngaa xalaat
ñii ngay liggéeyloo bu ñu feebaree fu ñu leen di faje mu ni kon li may jëkk a def dinaa leen dimbalee fi defal leen fi hôpital boo xam ne bii fii yëpp amu fi dootu leen fi jógee dem Tivaouane mbaa ngi fi jógee dem Thiès di faju ji au contraire ñooñu ñooy jóge fii di faju si incha allah ndax hôpitaux yi ma gis fii kat def lu ko tane yomb na fi mu des li ñuy wax la responsabilité sociétale d'entreprise mooy RSE mooy bu fekkee benn entreprise nekk na fii di fi liggéey dafa am lu mu waral gox bi loola mooy lan dispensaire bu mel ni bu fa dispensaire amee war naa ñëw defaraat ko yokk plateau technique bi yokk garab yi waaw bu fa amee case de santé même chose école yi aussi dafa war a jàppale école yi ci ay fourniture construction de classe mur ak yu mel noonu am na sax ñoo xam ni école yi dañuy dem ba créer leen li ñuy wax cantine scolaire loolu lépp lu mën a nekk la mën a jóge ci kii loolu mooy responsabilité sociétale d'entreprise kooku doo ko laaj loi moo ko wax da ko war a def waaye li nga xam ne man moom laa ko laaj mooy production bi bu yóbboo premier choix bi deuxième et troisième choix nañ ko defee fii ay jus yu mel noonu transformer ko fi nit ñi liggéey ci léegi nag mu ni ma jigéen ñi nga xam wala góor ñi nga xam dañuy war a liggéeyi ñu leen di fay 3500 bu fekkee ne ay jigéen lañu jigéen ñoo ñëwee par exemple di ay jaboot di nàmpal mu ni dinaa créer ci dëkk ya li ñu lu mel ni ay jardin d'enfants yoo xam ne jigéen ñi mag ñi nga xam ni mënuñoo witti loolu ndax seen at mayatu leen ko ñoom ñooy toog foofa dajale fa gune yi jigéen ñi liggéeyi di leen yor ba seeni yaay ñëw la may fay seeni yaay ma witti laa leen fay ñoom ñiite ci kër gi loolu loo xam ni jubóo ni mu ni ma nag li ma jaaxal ci Sénégal réew moo xam ni fukki weer ak ñaar da ngay am jant ngeen di jël xaalis bu dul jeex di ko jënd ay kérosène di ko def ci turbine pour am courant muy loolu jaaxal na man bu ma ñëwee fii incha allah dinaa fi def ay centrales solaires yoo xam ni dëkk yi yëpp dinañ am courant ba moom ci boppam dina jaay Senelec courant waaw te bu courant bi matee dëkk yu ci bari dañuy daal di mën a am li ñuy wax puits crépiné mooy teen yu ndaw yi nga xam ni diamètre bu tuuti lay doon bu ko defee ñi mën caa def pompe di génne nit ñi di béy mu ni ñi nga xam ne dañoo bëgg nag bu boobaa li ñuy wax exploitation familiale maanaam ñi nga xam ni ay mag la ñuy yor seeni tool di ca béy mu ni bu boobaa mën naa ne appuyer bu ñu béyee man seen lu ñu béy lu mel ni li may béy waaye bu ñu béyee man ma jël seen production booleeg sama production yóbbu ndax moom li muy produire bio lay produire maanaam du ci def ay engrais yi déedéet production bio la ñu fas yéene def dañoo bëgg a produire loo xam ni nit ñi bu ñu ko jëlee duñu feebar ndax feebar yu bari pesticides yi moo ko indi mooy engrais yi ñuy dugal fii yooyu moo koy mu ni loolu lay bañ moo tax bio lay liggéey bio bi nag fokk mu waxtaan ak béykat yi nga xam ne exploitation familiale pour lu ñu ñoral jox ko mu jënd ko booleeg production yóbbu lii ñu traité ko fii donc loolu mooy li nga xam ni programme agricole bi léegi nag boo gisee àll bi actuellement xale yi nekkuñu fa ñaar la benn amuñu li ñu liggéey ñaar amuñu fu ñuy def terrain de sport xoolal lu toll ni commune Thiénaba benn terrain multifonctionnel amu fa amul ñoom defe nañu benn sport képp moo fa am mooy football te football kañ lañ koy def nawetaan jeex na alors que normalement dëkk yu mag yëpp dëkk bu ne waroon nañ ko clôturer ab terrain def fa li ñuy wax benn kii multifonctionnel benn terrain multifonctionnel boo xam ne bii ñii dañ fay basket ñii di fa handball ñii di fa volleyball waaw ak benn piste d'athlétisme boo xam ne bii xale yi bëgg a daw dañu fay daw ñi bëgg a def 100 mètres 200 400 1500 ainsi de suite yooyu ñu def ko fa te loolu lu yomb la mais malheureusement ñi nga xam ne ba nëga ni depuis 50 ans ñoom la ñu jox suñu commune bi ñu yor ko xalaatuñu développement tund wi seen développement bopp lañ soxla ndax politique ñaar la dafa am politique sinécuriale mooy politique gu jariñoo nit ñi ak li ñuy wax politique bi ñuy wax politique sacerdotale boo xam ne da ngay politique pour jariñ nit ñi waaw. mu mel ni. question bi ñu posé woon sànq. da nga expliqué nga xam ne moom nga war a seet ak sa partenaire.
bi ñu ko liiree jàngat ko dafa mel ni dafa ëmb lu bëree bëri. ci wàllu développement. ndax tudd nga fa ay yoon. tudd nga fa courant. tudd nga fa ndox. tudd fa santé. ay emploi ci ndaw ñi ak mag ñi ak lépp. may laaj. au-delà de loolu. bu ñu la joxoon xam naa xaw nga ci dafa mel ni sax ci nga jëm. mais dama ci bëgg a poser question rek. au-delà de bu ñu la faloon tey nga nekk maire de la commune. li nga xam ne nii mooy ay domaine la yoo xam ni maire moo ko yore moo ko war a gérer. yooyu noonu nan lañ ko war a saytoo. waaw ni ñu ko nar a saytoo lii ma lay wax dama la ci jox ñoo xam ne ñii ñooy sama seede te bokkuñu ak man parti boo demee Bangaaj ku ñu fay wax Ousseynou Ngom seede la ci boo demee commune ba Ascom ba ku ñu wax Codé Fall seede la ci boo demee Thiénaba Ndiaga Dieng seede la ci boo demee Thiénaba Ñas ma fa nekkoon infirmier ba ICP ba seede la ci maanaam ni ñuy yoree commune yàlla daf noo dimbali 2009 ba 2014 ñu doon liggéey ak ambassade des États-Unis mu sélectionné ba sélectionné juróom-ñaari nit ñooñee mu ni leen Khalifa Anne mii moo leen di jiite juróom-ñaari nit ñooñee groupe bañ leen boole woon moom la ñuy wax groupe technique de suivi GTS groupe technique de suivi mooy lan maanaam ambassade des États-Unis daf noo jàngal yorin wu sell nu ñuy yoree mu yorin wu sell nu moo xam li nga yor moo xam ab daayira la moo xam collectivité locale la mairie comment ça s'appelle conseil département ak lu mën doon ak gouvernement sax gouvernement nun ñi ñu formé nu ci juróomi at bi maire Thiénaba bii di ñëw fekk na déjà ñun waa groupe technique de suivi li commencé juin bi bu ñëwee ba 15 janvier bi ci topp lépp lu mu war a liggéey date ba mu ko war a liggéey ak nu mu ko war a liggéey lépp bind nañ ko ba teg loolu defe nañ kooku mooy liggéeyu groupe technique de suivi boobu presque mooy li ñuy wax brain trustu maire bi maanaam lépp lu maire bi war a xalaat lépp lu mu war a liggéey GTS da koy tegal waaw moom day ñëw rek comme saxaar gu ñu teg ci kaw ay raay bu fekkee nag maire bu bëgg a doxal yoon la bonne gouvernance lay wax de bonne gouvernance donc bi loolu amee moom bi mu ñëwee la mu njëkk a wax waa ambassade des États-Unis mooy du ma liggéey ak groupe technique de suivi GTS du ma liggéey ak ñoom ñu ne ko lu tax mu ne daal du ma liggéey ak ñoom gars yi naa ma nu ñuy def man leen non c'est aussi simple que ça bu bëggula liggéey ak ñun nañ ko bàyyi bu ñu ko bàyyee du noonu lay amal problème population yi lay amal problème la preuve scandale yi nga fa dégg yëpp bu àndoon bu toppoon ci ñun ñu traceel ko fi mu war a jaar ndax ñun defaluñ ko population yi leen koy defal population yi ñoo jël seen alal dénk ko nu saytul population yi seen alal loolu moo waraloon groupe technique de suivi bi ñu teg ko fi pour que maire du mën a jeng du mën a détourner nag boo ko déggee ci tubaab mooy sàcc c'est-à-dire bu dee sàcc gu mag la kilifa daa sàcc tubaab du wax sàcc détourner lay wax bu dee nag waa ji woyof mbagg moo sàcc lañ naan daa sàcc waaye détourner mooy sàcc rek voilà détourner mooy sàcc donc bi ñu gisee nag mu ni moom du liggéey ak ñun lañ xam ni kon naru la jubal mais li may wax ci groupe technique de suivi boobu bi ñuy liggéey bi ñu àndee ak juróomi at yooyu gis nga lépp loo xam ni collectivité locale yu newoon ci Sénégal bu Thiénaba moo doon 11e ci yorin wu rafet 11e première bi moo doon Khalifa Sall mii ñu jàpp ville de Dakar moo doon la première collectivité la mieux gérée du Sénégal te gis nga terewul def nañ ko ci kaso bi donc defuñu ko ci kaso bi ndax lu mu def déedéet ñoom dañoo bëgg bu ñëwee booba ñu joyal moo tax ñu def li ñu def waaye nun li ñu war a def nañ ko te bu fekkoon tey ji bi maire bi ñëwee nangu naa liggéey ak collectivité ak GTS yàlla xam ne 11e boobee dinañ wàcc ba bu ñu demul 5e it daa dem 4e au moins waaw donc loolu pour wax la ni la mbooleem ñii di xëccoo maire bi tey jii li ma ci man du lu may du tiitar de billaahi wallaahi taala li ma ci xam ak li ma ci man ak li ma ci yéene yoruñu ko ci ndax xamuñu ko ndax fi mu ne ku ñu ko ci jox dañuy làmbatu rek waaye xamoo dara ku ñu ko jox day ñëw di nabbe rek waaw waaye koo xam ne day ñëw jël teg nii la te li muy wax dara du ci jóge
noo te loolu mooy li jig nit ñi mu ni bu ñu ma ci génnee desatu fa ma ñoom ñi nga xam ne ñoom lay xëccool li ma wax rek kenn ku nekk nongul naa ne liste bi nga jiite yaay xalif ba ñoom ñépp nag ku ci lu rakk ci man doom nga jarbaat nga kon ñoom kenn ku ne boo dee xalifa ca liste ba nga yor ñoom ñëpp nag man mii maay seen xalif général kon na nga xam te xalif généralu candidat yi nga invité kon nit ñi nañu def attention boo yoree saw fos di ko dénkaane bu ko dénk sab xarit dénk ko xaritu fos boo ko dénkee xaritu fos di nga am fos ak xarit bu bees donte ka nga ko dénk doon sab xarit waaye boo ko dénkee sab xarit te du xaritu fos di nga ñàkk fos di nga ñàkk ab xarit loolu laay wax nit ñi. waaw mais monsieur Anne. wala ñu wax monsieur le maire. waaw. dafa am explication yoo xam ne jox nañu ko ci partenaire boobu nga amoon. ma am ba tey du amoon. am wala nga am ba léegi. nga xam ni tey bu la yàlla joxoon defoon nga nekk maire. mën na nekk. waaw parce que lu mu doon lu ne da nga koy prévoir. yooyu nga xam ne yëpp présenté nga ko xam ne bu ñu ko tegoon tey ci loxo commune bi yaakaar naa ne ñuy jàmbat du bareeti. parce que dégg naa fi ay gàllankoor yoo xam ne mën na demee neneen. mu mel ni. parti bi nga jiite. xëy na nekkul parti gouvernemental. bu ñu demoon ba yàlla teg sa loxo ci mairie bi. nga bëgg a exploiter sa partenaire yooyu. mu am ay gàllankoor yu dox sa digganteeg loolu. lan la maire bi prévoir loo xam ne tamit askan wi di ngeen ci mën a jàpp. merci beaucoup loolu toog di seetaan rek parce que lii laa amoon comme occasion pour exploiter. merci beaucoup d'abord li ko gàllankoor du état. li ko gàllankoor du état maire bii fi nekk moo ko gàllankoor moo ko sama chef de village. xam ne yàlla 400 hectares la baarataal lañ ko bëggoon a jaay à 500 000 francs l'hectare 500 000 francs hectare boo ko jaayee 400 looy am yaa ngi am 200 millions. ma ni nag du ma fekk suuf soo xam ni dañu ko doon waa Ndindi war cee liggéey waa Jaayeen war cee liggéey waa ñeneen war cee liggéey ñi di koy jaayee à 200 millions te suuf soosu ñu mën koo louer à 400 millions par at. loo xam ne at mu ne location rek mën nga ci am 400 millions. dinaa seetaan ñi di ko jaayee 200 millions du ma ko def la ko gàllankoor parce que loolu buy am dina am kayit yoo xam ni dañu koy signé te kan moo koy signé le maire moo koy signé. comme le maire nee na moom moo bëggoon a jaay am 200 millions yu mu def ci poosam ma gàllankoor loola moo tax mu ni moom itam amul benn kayit wuy jaar ci moom du ko signé mu ànd ci ak sama chef de village mais bu noonu loolu kon na gën a jàll na mais man bu ma toogee fa mu toog mais gàllankoor bi jeex na gàllankoor bi jeex na. déedéet parce que danoo nekk ci ndax décentralisation gisoo boo ñëwee Thiès gi. avenue bu mag bi boo jógee Dakar di jëm mairie ñu tuddee ko avenue de Caen dëkk boobu ñuy wax Caen dafa am coopération décentralisée ak Thiès fi mu ne Thiès mën na faa dem jëli lu ko neex indi ko fii imposer ko fi te état du ci man dara loolu décentralisation maire mën naa jóge daa war a jóge fii dem wuti ay partenaire bu ko indee état mënu ci dara dafa am loi partenariat boo respecté loi bi jeex na lii te man loi yooyu xam naa leen. kon daal pexe bi mooy parce que ñun tamit li ñu faral di dégg mooy maire Thiénaba commune bi nii la mel toll nii mënul nii amul nii nangam. mais dëgg la. léegi loolu waaw loolu ñaari affaire a ngi ci benn maire dafa am li ñuy wax ressource propre mooy yi nga xam ni moo ko mën a saytul boppam lu mel ni carrière bële ci Thiénaba alors ak yeneen yu mel noonu lu mel ni taxi yi dugg bu gendarmerie jàppee. ci commune Thiénaba lépp maanaam diggante territoire commune bi bu ci gendarmerie jàppee ab oto la oto bay fay am na ci pourcentage boo xam day ñëw ci commune bi alors ak yeneen yooyu moom la ñuy wax ressource propre am na nag ressource yoo xam ne nag moom nit ki maanaam maire bi ak xarañam moo ci la koy mën a lijjantee mooy la ñuy wax partenariat
maire boo xam ne mënoo lijjanti loolu lañ lay jox doo ci lañ lay jox mënoo ci am na loo ci man waaye mënoo ci dara bu fekkente ni yow amoo xariñu lijjanti partenariat am lu fay jóge di ñëw amoo xariñu sa li nga xam ne sa ressource propre nga gérer ko normalement ndax dégg nga coow li am ci carrière bu Thiénaba bi ba ñu naan maire bi détourné na fa 161 millions 161 millions am na lu ma liggéey bu defoon bonne gouvernance bii ma wax kon booba xaalis kenn du ko détourné mais ñàkk a def bonne gouvernance moo waral ñu détourné ko alors donc maire boo xam ne amoo jàng ak xarañte boo xam da ngaa mën a lonkoo ak bitim réew am yoo fay jëlee di ñëw muy partenariat li ñu la jox mënoo koo gérer baax mais c'est tout à fait normal que lu nekk dañaa maire mënul parce que bu fekkente ni yow li ñu la jox ko si néew mënoo koo saytu bu sell te ba pare mënoo lijjanti feneen lu ñëw mais looy defal nit ñi dara beneen problème nga ci encore mooy nit ñi tëggee budget waaw bu fekkente ni yow sa budget day fanweeri dërëm nga jël ñaar fukki dërëm dugal ko ci biir cabinet du maire maanaam ñaar fukki dërëm yi moom jox nañ ko maire ba pare fukki dërëm yi des nga fexe ba juróom yi nga dugal ko ci ay chapitre fourre-tout ay dépenses diverses autres dépenses mais lu nit ñi gis nit ñi du ñu gis dara lépp day delluwaat ci maire loolu nag maire yi bari moom la ñuy def man bu ma ñëwoon donc première chose budget bi ni ñu ko defee dinaa ko dindi budget participatif laay def budget participatif maire bi wërta lekk lu ëpp 25% budget bi déedéet fonctionnement bi wërta passé 25%. loolu scandale la. ah bu rëy. yenn scandale moo des ci scandale yi nga xam ne war nañ ko fay jëlewaat encore. mais scandale suuf yi moom bu ma leen ko waxee war nañ koo gëm ndax ku fi maire bi jàppanteel ci suuf man mi may ñëw ndax loolu lu ma gëm la dama leen ni bu ma ñëwee man li ma leen di jëkk a defal loolu mooy li ñuy wax cadastre communal mooy lan dëkk bu ne say suuf incha allah dinañ ko natt immatriculé la ko ba benn maire dootul mën a jóge fële rek ñëw dagg mètre carré ca suufu dëkk ba te waxtaan la waa dëkk ba ndax loolu mooy cadastre communal bu ko defee di nga xam commune bi yëpp nu suuf si toll li nga xam ne joxe nañ ko ci ba pare di nga ko xam li des di nga ko xam li des ci yan loxo la nekk di nga ko xam léegi nag ñi nga xam ni nekk na ci seen loxo ñu moom ko bu fekkee nit jóge na fa ni dama cee bëgg ñoom nag ñooy jubóog moom ba seet moom ñu leen koy joxe la ñoom seen diggante nun suñu yoon ñëw ca waaye dinañ fexe ba ñoom daal bu ñu juboo ki nga xam ne moo yoroon suuf yi dina bindal ki nga xam ne moom la war a jox suuf li ne acte de cession mooy këyit wane ni li newoon ci sa loxo comme suuf jox nga ko kii acte boobee day ànd ak photocopie sa carte d'identité ak photocopie carte d'identité loolu la ñuy indi ñu boole ko demande de délibération pour ñu délibéral ko waajoo yu nga xam ni yéen ñaar juboo ngeen ba pare mu sogg faa mën a am lenn waaye bu ko defee nag la mu fay am nag lan la ci mairie am li ñuy wax frais de bornage point barre mairie moo ci am frais de bornage waaye maire amu ca dara mairie moo am maire amul maire lañ koy fay dong la am. waaw mais mu mel ni. waaw suuf wax dëkkuwaay. te jàpp naa bu fekkee dégg naa sax ci ni nga ko waxee nii mooy jël yëf yi delloo ko seen borom. te ku ne xam na ne ñun fi ñu dëkk yi suñu population yi suñu dëkk yi am nañ problème mu dëkkuwaay ba pare. ndax depuis des années yoo xam ni. nit ñi ñu ngi koy jàmbat. bëgg nañu kër mënuñu ko am. mais est-ce que bu ñu delloo nit ñi suuf si mu nekkaat ci seen loxol bopp. ngir amul suuf te bëgg kër. nan ngeen ko war a waajale pour ñëpp mën a am ay dëkk. merci beaucoup xam nga suuf. dafa am ñaari àq yu ci am ñaari àq dafa am ci suuf dafa am li ñuy wax jus sanguinis mooy droit du sang maanaam boo demee jaayaan ña sant Guèye dañ ni ñoo moom dëkk ba comme ñoo moom dëkk ba képp ku bokk ca xeet woowee donte nekkoo ca dëkk ba it am nga wàll ca suuf sa kooku ndax suuf sa loolu deret moo la ko may waaw am na li ñuy wax aussi jus soli mooy le droit du sol yow mii Saar nga sant juddoo jaayaan juddoo ga nga juddoo jaayaan moo tax suuf sa am nga ca wàll léegi nag ñi dëkk ca dëkk ba nag te bëgg nag léegi wut ay kër ñoom ñooy toog ndax ñun bu ñu ñëwee dëkk bu ne dinañ fa wax CVD maanaam comité villageois de développement loolu lay jariñ d'abord bu ñu ñëwee chef de village bi
daañu ko jox drapeau moo taxoon Wade joxe ko daanu ko jox tampon loo taxoon Wade wax daanu ko jox carnet de village boo xam ne ku juddu da ko ci mentionné weer wu dee mu indi ko léegi nag daañu wut aussi li ñuy wax CVD comité villageois de développement boo xam ni dañ mag da cee am jigéen am ca ndaw am ca ñooy saytu problème bi dëkk bi ba lii nga wax bu amee diw bëgg naa dëkk diw bëgg naa diw bëgg ñu bind ko jox ko chef de village bi ngeen waxtaan seen biir bañ ni waaw loolu de mën naa nekk kon nu ñuy def ñu naa kon kat kër mooy toxal tool waaw kër mooy toxal tool ñu ne kon nañ seet nu mu rafete bu dee téeméeri kër la ñu war a jël ñu dagg ci suuf si sant Guèye suuf si sant Sarr suuf si sant Ndiaye suuf si li wër dëkk bi ba ñëpp yam ci ñu xam ne dagg bi ñëpp la laal waaye duñu dagg tool ma Samba bàyyi tool ma Demba déedéet li wër dëkk bi yëpp la ñuy dagg bu ko defee ñi sës ci dëkk bi ñoom ci seeni tool la ñuy dagg mais toujours suivant la même répartition mais loolu day fekk yéen waa dëkk bi CVD bi liggéey ci loolu par bu ngeen ca d'accord nag ngeen soog koy indi ca mairie ba waaw waaye tout part du village et tout revient au village tout part du village et tout revient au village waaw. ñu fàttali mbokk yi rek ni leen fi mu toll ni tembe ñu ngi tëmb ci campagne électorale conseil municipal ñu dalal monsieur Khalifa Anne nekk candidat au PDS monsieur Anne. ginnaaw li nga xam ne jaar na fi yëpp da ngay dagaan baatu askan wi. lan yan kàddu wala ginnaaw programme yi ñu jëkk a jox ndax ku jàngat émission bi ak si fii di nga xam ne am na ay programme yu am solo yoo xam ne présenté nga mais yan kàddu nag ngay wax population bi nga xam ne ñoo nekk ci commune bu Thiénaba kàddu ngay waaje ak lan nga jàpp ne waroon nañ la koo laaj te laajuñu la ko. waaw xanaa waroon nga ma laaj peut-être ci mbirum xale yi sport ndax xale dama la wax ni li koy bàyyi cib gox mooy mu am fab liggéey am fa fu mu yëngale yaramam liggéey bi wax naa leen fi ma ko yaakaare sport bi it am na benn club européen boo xam waxtaan dama ak moom ba bërki dem lañu mujjee waxtaan dafa amoon yéene yi ubbi fi benn centre de formation football mu ni ma nag boo gisee ma bëgg ko foofu c'est que ñun Europe amatuñu suuf dañuy mujj ci yenn étage yi ca kaw nu fay aménager ay terrain football xam nga terrain football ci kaw étage am na lu ko gën mu ni moo tax ndax foofa ngelaw yeeg nangam day détourner bal yi ba doo xam technique bi ni mu war a demee yëpp muy nag moo tax mu bëggoon centre ci fii ci Sénégal ma ni ko bu yàlla defee day ma jàll lu yomb lay doon mu ne bu ko defee dañuy jël ay xale di leen former foofu xale yi ci xarañ ñu yóbbu leen Europe ci club yu mag yi former waat leen tuuti jaayaat leen lu mel ni club jàmbaar bi ngay dégg fii ak yu mel noonu donc loolu bokk na ci li nga xam ni moom laa fas yéene defal sport xale yi ndaxte fi mu ne boo gisee suñu commune bi ni fi xale yi rafle sport te xale nga fa yu xarañ yoo xam ni woon na la ku leen encadré woon ñoom aussi mën nañoo def carrière ci sport ñi mën nañ ko def ci athlétisme ñi def ko ci boxe ñi def ko ci football ak leneen loolu bokk na donc ci li nga xam ne daal man sama yéene la pour def ko fii mooy centre de formation sportif boo xam ni sport dominant ba mooy discipline dominante ba mooy football. li ma waxoon rek xam nga damaa commencé woon pour ñaanal ñëpp jàmm ndax jàmm kat ci la ñëpp xaj sama papa daan naan soxla bu dee ñaar rek jàmm daa am wér daa am ku wérul leen rek ngay soxla muy wér ku amul jàmm leen rek ngay soxla muy jàmm kon jàmm lañ soxla lii nu jublu du xeexu doole xeexu xel la waaw du force li ñuy wax c'est pas l'argument de la force c'est la force de l'argument nit ki da nga koy wax ba yey ko waaye nit ki doo wiñaar loxoom ni da nga koy yey déedéet da nga koy proposer ni ko lii laa bëgg a def ak yow te nii laa koy defee
waaye par force ma def lii te par force nga ne ci lu amul fenn kon ñii dagaan ak ñii dagaan seen baat nañ seet ñaari façon candidat yi am ku mel ni man musuma yor kon dama bëgg a yor moo tax ma wax leen li nga xam ne bu ma yoree loolu laa bëgg a def ki nga xam ne nag daa yor ba nguuram di jeex ñuy bëgg a xëccoo li mu yor daa war a ñëw ni leen man kat bi ngeen ma joxee nangam ci xaalis moo jaar ci sama loxo at sàngam bi lii laa leen ci defal lii ak lii te lam leen di defal lam leen di joxañ nag nay loo xam ne bokk na ci 9 compétences yi lu bokkul ci 9 compétences yi bokkul ci moom état ko def kon wërta joxañ lu mel ni état lu mel noonu maire bu leen ni maa defari lampe waxul dëgg maire bu leen ni maa gasu forage waxul dëgg maire bu leen defee maa defu goudron waxul dëgg lii na leer ñett yi ku leen ko wax di maire xamal ni xamul lañ ko sas xamul dara te li mu wax dara amu ci waaw kon daal li may wax mooy na nit ñi liggéeyee xel nañu liggéeyee jàmm. waaw bu ko defee rek monsieur Anne ginnaaw liñ fi débattre lépp nag ñu bëgg nga fàttali nit ñi coalition bi ak ban nataal ngay woon nit ñi ba nga xam ni képp koo xam ne daf nga war a wote ji choisir monsieur Anne ban xob lay génne. coalition mu ngi tudd la grande coalition moom rek moo ci la grande coalition wàllu Sénégal mooy bulletin Ablaye Wade bi mooy bulletin bu mboq bi yor gubu dugub bi ci kaw ku tumbal bu bleu bi ak gubu mboq gubu dugub bi loolu mooy bulletin bi lépp dafa mboq ci bind yu bleu. boobu daal mooy bi gën. mooy bi gën ngeen bëggee développer foofu daal bii la. macha allah yaay am na solo. di ngeen wote ñaari yoon comme ni ma ko waxee di ngeen wote département di ngeen wote commune ñaari yoon ngeen di wote bala ngeen a siin bala ngeen koy dugal ci encre bi. ñu wotee dimanche ca ngoon incha allah altine kenn ku ne dina xam ka falu te nit ñi du tax ñu tuxu ku falu doo tuxu ku faluwul doo tuxu bokk gi fi lañ ko fekk te fi lañ koy ba nañu rafetal lépp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm yàlla na gàncax yi am jàmm yàlla na garab yi am jàmm yàlla na mala yi am jàmm yàlla na njanaaw yi am jàmm yàlla nit ñi am jàmm yàlla bu kenn loru yàlla bu kenn lor kenn yàlla na yàlla musal ñëpp yàlla na yàlla musal ñëpp wasalaam. télé bi fi nekkal askan wi. Diayane TV. télé bi méngoog yéen. Diayane TV. Diayane TV. Diayane TV. Diayane TV. aboneel gaaw ci seen YouTube bu mag bi. laaj ma ban la Diayane TV télé bi fi nekkal askan wi. ak ay programme yu mucc ayib ma ni ku yokkul ku nekk yaa wàññi. aboneel talaal kolos bi soo ko defee rek adduna bi ngay jàkkaarloo. man daal abonné naa bu yàgg ci Diayane TV télé bi wóor Diayane TV télé bi leer Diayane TV télé bi fi nekkal askan wi. ma ni bu la dara law aboneel talaal kolos bi ak fi jamono toll bul nangu mukk des ginnaaw. aboneel ci Diayane TV chaîne YouTube bi saf ñëpp. ma ni abonné naa laal naa kolos bi jàkkaarloog adduna. ma ni di dugg ci YouTube bi te abonné wuloo Diayane TV waaye sumbi bu amul suukar la waay. képp ku la ni neex na rek du sa waay. ak seen télévision Diayane TV rek léegi sama quartier mooy sama capital. Diayane TV.